mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm pour une première nag seen magazine people hebdomadaire nara def un tour d'horizon tey ci suñu numéro bu njëkk ñu fas yéene leen indil koo xam ne papaam day reporter fii ci Sénégal ñëpp xam ko moom doom ji tàmbali di reporter tax ñu bëgg nag Sénégal yëpp ko ñu leen di présenter Pape Malick Diaw Ibn Abdoulaye Diaw keneen a ngi nii ay jamono mu nekkoon ci kàmb tey nag mu ne fàng Ngaaka Blindé démb ak tey portrait Viviane Mbathio Sankara Mbaye ba ci Aram Niang mii doom ci Ndongo Lo suñ magazine people bi daal tey fas yéene wuñ bàyyi dara. comme ni ñu leen ko waxee ci tàmbali ba Coupe d'Afrique moo xew donc CAN oblige ñu ànd seeti Pape Malick Diaw di doom ci Abdoulaye Diaw grand reporter Khadijatou Fall Amina Faye defaloon leen reportage bi. Ce jeune homme que vous voyez là, il s'appelle Pape Malick Diaw. Il est le digne fils de son père. maanaam Abdoulaye Diaw boo ko déggee muy wax sa xel day dem si suñu papa Abdoulaye Diaw soo dégloo muy reporter da ngay gën a bëgg match ndax papaam comme ni ko Olof Ndiaye di waxee kéwlu tëb doom jëbët Pape Malick salaamaaleykum. maaleykum salaam. Sénégal war a jouer Kenya c'est la 3e fois ban jàngat nga si. Sénégal war a jouer Kenya jàngat bi ñu ci mën a am moo di déjà 2e sortie wu Lions yi la c'est la 3e du moins c'est la 3e sortie. Il va falloir léegi indiwaat confiance bi requinquer groupe bi ak population bi alors match boo xam ne il va falloir gagner pour génn ci li nga xam ne moo di phase de poule yi ak confiance parce que xam nga tey résultat bu munti am peut-être buñ ñu dóoroon peut-être mun nañu génn en tant que meilleur 3e mais confiance bi dafay xaw a tuxu alors Kenya nekk équipe boo xam ne aussi contre Tanzanie wane nañu visage bu séduisant quand même 3-2 c'est pas donné à tout le monde d'inscrire 3 buts ci compétition phase finale compétition Coupe d'Afrique alors ñu daje ak équipe boobule gis nañ ni contre Algérie par exemple la phrase qui a fait mal venait des joueurs algériens maanaam on s'est battu comme des hommes algériens ils nous ont un petit peu bouffé ci milieu de terrain bi ak it partie terrain bi yëpp alors tey ñu war a daje ak Kenya il va falloir vraiment wanewaat beneen kanam wanewaat ni le Sénégal est leader ci groupe bi mais aussi le Sénégal est un vrai favori voilà le mot que je cherchais favori et dans la compétition et dans le groupe il va falloir le démontrer ce soir. Le retrait pour Sadio Mané qui se met sur son pied droit. Oh là là. On ne s'est pas compris encore entre Sénégalais. Il n'était pas inspiré sur ce coup, Sadio. Mais ça se rapproche. Et ça revient. Oh, penalty. Il y a penalty. Ah oui. Et le Sénégal retient son souffle. Sadio qui s'élance, qui tire et qui ne marque pas. Incroyable. Il s'empare de cette balle. Eh oui, Sadio. C'est pas la réussite. Ah oui. Matassi tranquillement qui plonge et se saisit de son ballon. jàngat bi ñu ci am moo di bettuñu parce que defoon na même match contre l'Algérie def même match contre Tanzanie loolu tax moo waral ñu génn ci seen diggante ak Tanzanie mi ñu dóor 3-2 même bu fekkee ni boobu le match aussi jëloon na 2 buts mais il a été aussi remarquable tamit ci match boobu et tey defe naa ni wanewaat na ci première période bi ni que c'est un portier boo xam ne nit ñi mun nañu ko bàyyi xel ci Coupe d'Afrique des Nations parce que xam ne ni ñu koy waxee Coupe d'Afrique tremplin la ci monde entier bi defe naa ni tey jii nii club bu ko mën a gis dina ci bàyyi xel et bon les Sénégalais ont tenté à l'image de la tête encore
d'Ismaïla Sarr et une excellente parade encore de Matassi. Gis nañ ni Sénégalais yi tey leneen sonalu leen lu dul Matassi, mais je pense que ça va venir en seconde période. Voilà, c'est ça le duo des Malick sur iRadio. ñëw nañ premier mi-temps bi gis nañ ni Lions yi defee ñu xool deuxième mi-temps yi ndax dinañ rugir ci kaw Kenya yi. Matassi. Celui-là il est bon, celui-là il va entrer dans le Guinness du football africain alors qu'on le voit. Il se trouve Matassi après un match parfait depuis l'entame du jeu. La sensation de Gassama. L'amorti pectoral, le contrôle. Ah oui, l'enchaînement a montré dans les écoles de football. Le contrôle de la poitrine, Ismaïla Sarr, il avait quasiment marqué un but. Pareil en Ligue Europa, et bien cette fois c'est bien en Coupe d'Afrique des Nations. On n'est pas en Ligue des Champions, on n'est pas en Europa League, on est bien en Coupe d'Afrique des Nations. On revoit, il a fait une feinte de frappe. Ouais, qui se joue de Wanyama. Et oui, et évidemment. Il est obligé de concéder la faute, le capitaine kenyan. Quelle intelligence, Bambali, c'est pas comme tout à l'heure, il va prendre tout son temps. Ouais, troisième face à Il face. sort même de la surface de réparation. Diel Ela Bungande. Entre ces deux gars. Sadio qui se lance, qui frappe et qui marque. Tourné de Sadio Mané. C'est au fond des filets. Allahu Akbar. Bambali, tenez-vous bien. Qui rejoint Mohamed Salah au niveau des meilleurs buteurs avec 2 buts. Bon, on doublait enfin parce que gis nañ ni première période bi par exemple penalty bi mu raté xaw na crispé sénégalais laay wax mais deuxième bi mu ko dugalee sax gis nañ ni jubilé sax mënu ko woon parce que xawoon na rëccu on va dire penalty bi mu raté il s'est rattrapé encore sur ce doublé et defe naa ni sénégalais moom ku dugal bu ki ne ñu fàtte la nga defoon lu jiitu et c'est de bon augure parce que répondant dafa baax ci équipe daanu ci contre Algérie dellu si contre Kenya dugal 3 buts day indiwaat confiance requinquer groupe pour waajal 8e de finale. Vraiment phase de jeu boo xam ne c'est à montrer dans les écoles de football et on écarte sur ce côté droit centre de Gassama même si le portier Matassi se trouve quand même mais le contrôle et l'enchaînement de Ismaïla Sarr il avait marqué un but similaire en Europa League mais defe naa ni bii gisoon nañ biu Crépin Diatta contre Tanzanie mais bii il faut le faire. seetaan nañ la nga reporter match Sénégal Kenya ñu fàttali ko sa papa bu baax sa papa mu ngi lay seetaan. waaw mu ngi may seetaan mu ngi may recadrer sax mën naa wax ndax gëm naa ne xam naa ne sax moom peut-être moom it mi ngi am ay retour parce que léeg-léeg mu ne ma ndax yow la ñu déggoon iRadio mu ne non sama doom la alors loolu defe naa ne mënu ma jural lu dul mbégte et puis moom comme ni nga waxee mu ngi may seetaan mu ngi may déglu parce que saa yu ma demee rek am na touche bu may yokkal bu defal lii bu beneen yoon pour wax lii waxal lii dugalal fii kon kooku defe naa ne bu ma ko amee comme professeur aw ma dara lu may wax mooy comme ni ma la ko waxee sànq rek mun na defar lu bëri parce que suñu fàttalikoo 2017 ki ñu gagné Cameroun moo mujj jëli trophée bi alors bi pa défaite bi teel na ñëw teel nañu yeewuwaat te feeñ na tey contre Kenya defe naa ni dina requinquer waat joueurs yi booster waat joueurs yi ñu xam ni faux pas bu ndaw rek mun na tax ñu teel ñu éliminer ci compétition bi. Merci beaucoup Pape Malick Diaw merci beaucoup à toute l'équipe de iRadio gis nañu dalal bi ngeen ñu dalal ci seen ay locaux ñu seetaanee fa match bi reporter fa match bi dundandoo fa victoire au Lions yi. Souhaiter aussi bonne chance pour les prochaines compétitions merci ba beneen incha allah. ba tey ci wàllu sport derrière tout grand footballeur y a une belle dame macha allah suñu gaynde ñi ñu représenté ci Égypte nag seeni soxna taaru nañu kaar Khadijatou Fall moo leen ñuy présenté. joueur équipe nationale bu Sénégal nekkul football rek la ñu mënee. Kalidou Koulibaly moom ci française bi di Charline Odenou la miir. Charline am ñaar fukki at ak juróom benn kepp seenub sëy itam am nañu ci benn doom bu tudd Séni. Ismaïla Sarr itam moo ngi ci biir Fatou Sy di soxnaam juddoo Parcelles teel a ñàkk waay juróom bu jigéen am fukki at ak juróom-ñeent taxul mu toog ci wetu borom këram di Ismaïla. Pape Alioune Ndiaye moom King FM la coppatee soxnaam bii di Nafissatou Sall soxnaam si moom bi ko Pape takkee ak léegi kenn tegatu ko bët. Cheikh Kouyaté tamit seetaanul double vie rek yam si Zahra Mbow la fa ne ciix takk ñu ne déet ne waay mu takkaat beneen teg si ñaareelam bi di Mouna Seck Cheikh Kouyaté de mooy 2 gallons wu équipe nationale. Mame Mbaye Niang nit yi di seetaan Secret Story
moom muy xool ki nga xamante ne mooy Émilie Forest di ab française ba ñu am ci doom bu jigéen bu tudd Luna. La liste elle est longue dañ leen doon compal rek ci ñenn ci soxna yi yëngal cuukelu joueur yi lee célibataires yi ñoom dinañ ñëw ci seenu cas. jóge ci kaan bi nag dal ci hip hop. semaine bële passé Ngaaka Blindé toj na arène nationale dellu si ak force ginnaaw bi mu amee jafe-jafe comme ñi ko ñëpp xamee digganteem ak yoon Ngaaka Blindé de A à Z avec Marietou Faye. am style ndax look bi mu amee am flow ndax mën freestyle comme artiste Ngaaka dafa Blindé Baba Ndiaye à l'état civil kenn la ci axlu rap. waaw différence bi peut-être bon du c'est pas xam nga laa ko expliquer mais peut-être dama leen gën a nekk sénégalais quoi waaw xam nga bon si peut-être li ma xalaat ak ni nit ñi di apprécier peut-être sama ay façon de faire quoi peut-être dama gën a jege sénégalais yi wala sama kàllaama dafa sénégalais waaye sama solin wala samay waxin et cetera et cetera xam nga souvent hip hop bu ñu nee rap rek dañ naan way en fait affaire américain la affaire kaana la et tout mais Ngaaka xam nga affaire ay mbaari kaala ay Ngaaka ay siyaare affaire Baye Fall waaw peut-être dama gën a jege sénégalais yi peut-être loolu mooy différence bi ci petit ba waaw. paroles yi tamit peut-être mën na nekk parce que comme li ma wax lépp peut-être jege sénégalais yi la même si paroles yi souvent man damay wax que la plupart si samay way ci li may dund la wala li may si environnement bi may nekk du ma chercher di jëli au-delà de li nekk sama wet sooy xool samay musique yu gën a dox wala samay musique yu gën a jaay mooy affaire yu ay tàcc ko ay nee ko waaw ay genre xam nga ay affaire yoo xamante ni soriwul quoi jàmm de ce fait boo ko defee après day gaaw day yomb pour sénégalais yi aussi gis si seen bopp ay jooyu xool ay réalités yu famille yi di dund ay woo ndimbal lu sénégalais yi di dund genre gën a jege sénégalais pour man loolu rek mooy différence bi ma am ay cas. rappeur bii di Ngaaka Blindé moo ngi judd en 8 janvier 1994 ci Guédiawaye Sam Notaire maamam bu góor yar leen moom 3 frères am ak benn sœuram. fi la juddoo fi la màggee. Ngaaka Blindé moo ngi tàmbali bind textam yu njëkk bi muy am 9 ans monsieur Niang nekkoon maître bi ko doon jàngal bi muy def CM1 école 16 Guédiawaye moo ko jàppale ci bëgg-bëggam bi di rap bi ba mu bind textam bi njëkk ci Sida. Ngaaka Blindé continuer di fowee rap bi daan def ay freestyle pour waa classe am ci banque islamique fi mu amee BFM. singalam bu njëkk tudd takkal sa dàll mu ngi ko génne en 2012. takkal sa dàll jóg daal sa xar yaa may ka mu jàll bu ko naxa sel yaa beeg ba beeg 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 ba beeg 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 ba beeg beeg. mu dugg ci première édition compétition Flow Up bi mu jël ndam li en 2013. jox nañ ko kenn ci gars yi. Ngaaka Blindé. ay jaar-jaaram bokk na ci hip hop feeling hip hop discover ak ay émission rajo yi ko yokk fësal carrière am di dox nit ñi di ko gën a xam ba mardi 19 décembre 2017 bis bi ko waa police parcelle jàppee ak 5 730 000 francs ci ay papier imprimé yu mu ni woon da si waroon tourner benn clip bu tudd l'argent ma maison ma maman fële ca Saly. man ma waaye Ngaaka lañ jàppee ay benn photocopie faux billet ma ne ko photocopie faux billet ma yegg suuf jonkar mu ne ma mais loolu garaawul de dañ koy bàyyi léegi parce que li mu doon tourner clip rek la ma ne ko waaye Ngaaka lan la doon def bay def ay photocopie faux billet mu ne ma clip bi muy tourner man clip bi yëg naa ko ñëw na démb ba wax ma ko mais que photocopie faux billet loolu fu mu am ci àddina mbaa jéema ko woon jaay rek loolu laa njëkk a xalaat mu ne ma déedéet. Ngaaka Blindé bi muy photocopier loolu amu ci benn intention bu bon dafa doon photocopier pour dem tourner clip. Ngaaka jóge ci leer dugg ci lëndëm gu mu toog atum lëmb ay artiste animateur ak waa këram jàppale ko ñaanal ko njekk ba jeudi 13 décembre 2018 bis bi ñu ko nangoo may liberté provisoire. ñaan njëkk boo ko déggee ci wolof boo koy firndeel ci français c'est demander clémence nag on demande clémence quand on sait qu'il y a quelque chose dañoo tooñ bi ñu def mooy maanaam
on n'avait pas le droit de photocopier des billets de banque sans pourtant avoir une autorisation. Et aussi, lu ci gën a kii mooy maanaam suñu cadre liggéey lañ nekkoon def nañ erreur boo xamante ne erreur d'enfance la ay jeunes lañ et tout et je pense que ça nous permettra juste de rectifier les erreurs qu'on a fait dans l'avenir. ku wax ñaan njëkk rek mooy tëj nga wax ji mooy nangu naa ni maa tooñ ku nangu nag maa tooñ war nañ koo mën a baal te weeru koor bi ñu jëm weeru koor la bi nga xamante ne ku ci nekk ci ñun bëgg na ci yool président bëgg na ci yool te boo baalee yàlla dafay yokk say yool donc ñun dañu bëgg ngaaka suukaru koor dañu bëgg ngaaka insha allah. rappeur bi génn kaso gën a déterminé génn single di ci wax ne game bi ngaaka mooy ki ko moom moo ngi ñuy xamal ni carrière am moo ngi soog a tàmbali. Big game ngaaka ga moom game bi ngaaka mooy kii ga moom Big game ngaaka ga moom game bi ngaaka mooy kii ga moom. Comme on dit, hein, l'expérience fait la différence. Et prison aussi, c'est de l'expérience, quoi. Donc, nga nekk ci prison bi dund fa benn expérience et quand on dit que c'est l'expérience qui fait la différence forcément différence bi am génn naa ci biir jeel bi am affaire yu ma indaale am yu ma jàng am yu ma xam après ma ñëw exploiter ko gis que jàll na public bi adopté wu nañ bëgg nañ donc loolu moo def peut-être différence ak les autres rappeurs loolu moo def force bi. Ngaaka absenté 1 an ci rap bi loolu waraloon mu def son comeback show ci arène nationale bu Pikine samedi 22 juin bi ñu weesu mu doonoon événement bu mag bu ñëpp teewee woon rawatina mbokk artistam yi la mu dige woon nag Ngaaka Blindé matale na ko feesal na dell arène nationale teg ci def fa spectacle bu kenn mësul gis. Viviane Chidid divorcé na ak Tafa Dabrens mu indi coow li tax ñuy compter ñaata yoon la Viviane sëy tas Lat Mingué Faye di ñu tontu. Si atu 1993 le kile di Viviane Chidid dugg ci groupe woykat bu Youssou Ndour ngir nekk awkat Super Étoile ñu teg ci ay at yu néew mu nekk soxna ci kile di Bouba Ndour di rakk ci Youssou Ndour. at yi di dem Viviane di sëyal Bouba ñu nekk couple bu ñëpp ràññee fii ci Sénégal ndax bokk nañ ci couple bi gën a glamour. ci atu 2007 Viviane ak Bouba Ndour xamal ñu ne divorcé nañ li waral divorce bi nag ñu bari ñu ngi naan kile di Bouba dafay reprocher Viviane ay àndandoo yu bon yu koy dugal ci ay tuuxi duna. 3 octobre 2010 gannaaw ñetti at ba ñu divorcé mu mel ni histoire d'amour bi ci diggante Viviane ak Bouba du mës a jeex ñi lay ñaar takkantewaat nañ. septembre 2011 bile yoon du Viviane waaye Bouba ci boppam mooy ñaan baat ci ñaareelu yoon Viviane ak Bouba divorceeti divorce bu jaaxal ñépp ci raison yi tax kile di Bouba bëgg a yeewi Viviane rakku Youssou Ndour bi nanguwu ci yëy yàbbi gannaaw ñaareelu divorceam bi ak Bouba Ndour ay rumeur ñoo ngi ñuy xamal ni Viviane jot na fi am ay relation ak mel ni joueur de football bi di Kalidou Fadiga wala ab takku suuf bu ko kile di Baba Amdi takk waaye ba tey ji ñuy wax ak yéen amul benn firnde buy wane ni boobu mariage am na. mai 2018 alxayri jib Viviane amatina jëkkër Linguère Jolof Band nee na waaw kile di Moustapha Dieng ñu gën ko xam ci Tafa Dabrens ñu bari weddi ni sëy bi du dem mu mel ni am nañ dëgg ndax sëy bi tas na laata ñuy koor. Mbathio Ndiaye daal di génne single bu bees dama laa nopp ci pet la wax ñun tam ñu enquête ci pet bu weesoo li ko nit ñi mën a waxal kan mooy dëgg-dëgg Mbathio Ndiaye portrait avec Khadijatou Fall.
juddoo Malika yaroo Koungheul jóge fa demaat Tambacounda lu toll ci juróom-ñeenti at ginnaaw gi la fa bàyyeekoo demaat foofee ca Kolda daal di fa def entrée en 6e am Mbathio Ndiaye delluwaat Koungheul ngir def cycle moyen dafa mel ni Mbathio nekkul woon xale bu toog benn place. maa ngi juddoo Malika maa ngi yaroo Koungheul bi ma jógee Koungheul war a dem jàngi ci laa dem Tamba jàngee naa fa 9 ans jógee Tamba dem Kolda jàngee fa am sama entrée en 6e jógee fa dellusiwaat Koungheul bi ma dellusiwaatee Koungheul def ba war a def sama BFM sama yaay nañ ma yóbbuwaat ci àll bi jëlee ma foofu yóbbuwaat ma Ziguinchor ma def sama BFM am ko bi ma ko amee ma dellusiwaat Koungheul bi ma dellusiwaatee Koungheul ñu ne amul fu ma mën a jàngee foofu parce que boobu noonu niveau yooyu eggul woon Koungheul ma jógee fa waat ñëw Dakar bi ma ñëwaatee Dakar jàng ba war a def sama bac sama yaay jëlee waat ma fa yóbbuwaat ma Kolda encore pour ma def sama bac bi ma defee bac aw ma benn ma def ñaar aw ma ci laa bàyyi. leneen lañ gis ndax Mbathio Ndiaye 4e la bàyyee jàng ci groupe scolaire bu tudd Bamba foofee ca Koungheul Mbathio Ndiaye ñëw Ndakaaru doon magu boppam dooree ci groupe de danse bu ñuy wax les Amazones bu fecckat bii di Oumou Sow jiite. waaw maa ngi woon ci groupe Oumou Sow fa laa nekkoon les Amazones nekk naa fa 1 an et demi. jóge ci fecc dal ci way bu ci mel ni coppati. yemul foofu de ñu koy tudd ci ab coow lu rëy muy coowal photo yu tegginewul dara coow li fay Mbathio tàq jëppet tailleur yi Mbathio lañu taamu ci seeni pose photo képp kuy def publicité itam Mbathio ngay woo lan mooy secret Mbathio. muñkat parce que c'est pas évident yi fi jot a jàll yëpp defe naa xam nga ko ñiy seetaan xam nañu ko donc moom muy góorgóorlu di rey boppam bu génne clip jotee mu génne clip bu dugg studio jotee mu dugg studio bu frais ci way jotee mu frais ci way bu neexee mu def bu naqadee mu def donc man li ma marqué ci moom mooy le fait que mu dëgër nekk jàmbaar di dox ci yoon bi nga xamante ni moom la décidé jaar depuis un moment. si wàllu ay clip yi muy def Mbathio di gën di wane boppam yu ci mel ni clip bu tudd Fotoma. dama laa nopp ci pet. dama la love ci pet. bëgg di toog sa wet. duma la ma sa xeet. ndax sama xol bi yaa si ne. dama la love ci pet. conférence de presse bi mu woote woon fan yi ñu génn képp kuy jege ñaaleem fekk nga ko fa ñuy laaj ay mbokkam kan muy dëgg-dëgg Mbathio. ku am fayda ku respecté boppam koo xam ne ni tey si tey fi mu ñëw nii moom moo fa indi boppam waaw vraiment xale la boo xam ne xale bu am ambition la parce que yàgg na bëgg lii depuis mu nekk xale ba léegi dafa bëggoon musique bëgg fecc bëgg woy bëgg lépp loolu mu bëggoon tey moo ko indi mu ñëw ba fii. waaw moo xam na Mbathio Ndiaye koo xam ne nii la daal vraiment xale la boo xam ne daal jom moo ko indi fii tey waaw ak fulla ak fayda. Mbathio dafa mel ni nekkul fulla kase moo nekk ci moom. bari histoire moom bëgg na ko moom histoire moom bëgg na ko lool waaye nag loolu rek mooy défaut amul benn défaut daal bu dul boobu waaye nag boo ko tooñul amul ci yow soxla mais boo ko tooñee nag moom won la boppam. Sophie di xaritam bu yàgg loolu ñoom ñaar ñu dund lu nekk. réeroowul ak Mbathio benn yoon. ñu xamante depuis très très longtemps et tout mu am ci man tamit confiance ak doylu boo xamante ne ni lépp lu muy def daf may wax laaj ma conseil demandé ma donc loolu moo tax ma koy accompagner jigéen la boo xamante ne ni am na fit et tout am na ambition bëgg na lu muy def te tamit bëgg na réussir donc vraiment li ma koy ñaanal mooy bon vent yàlla na ko yàlla jàppale. ci liggéeyam ba lépp lu mu ci bëgg yàlla defal ko ci kàttanu yàlla. dëgër bopp itam nekkul lu mu bàyyi ginnaaw. dafa têtu mooy défaut mooy qualité am tamit donc elle est têtue mooy défaut parce que dëgër na bopp elle est têtue qualité am la parce que lu mat dina ko dagg te fu mu bëgg a àgg ci kàttanu yàlla su ko yàlla dimbalee mën na fa àgg. photo yi indi woon coow ci kaw Mbathio doonoon lu doy waar loolu Sophie di ci dellu si ci naka lañ ko dundee woon. passé na des moments très très difficiles tamit nag mu metti woon lool nag mu dund ko te dafa metti ku ne mettiwul waxoo dëgg parce que tamit ku jàll ci loolu xam ne lu metti la mais daf ko dund ak grandeur dund ko ak ay mbokkam dund ko ak ay xaritam et c'était des moments très très difficiles yoo xamante bi ne gaynde rek kay taxaw parce que instant boobu
compliqué woon na metti woon na mais gaynde yu dëgg ñoo taxaw dar ko mais li ci des nag moom la c'est psychologique moom moo relever boppam jugaat ba bëgg a àgg fii mu àgg parce que tey genre de problème yi mel noonu ci Sénégal ci mim réew ak fi réew mi toll ak Sénégal nekk dëkku caada nekk aussi dëkk yoo xam ne yu bëri nañu ko war a accepté nga dugg ci problème yooyu noonu nekk ci yàlla dimbali la ak say mbokk ak ci kàttanu yàlla ba nga jugaat donc c'est pas donné à n'importe qui. Mbathio Ndiaye borom coppati borom photographe photoma borom buzz yu bëri yi naka te am na leneen lu mu denc loolu nit ñi xamul woon. ràññee ngeen ko lool nag ci internet bi tey ñu sekk waxtaan bu yaatu ak moom muy kan Sankara Mbaye di baayu Daba Guewel avis nag au célibataire ndax Sankara nee na bëgg na am ba 4 jabar. maa ngi lay nuyu sama sister di la shout out. ñu di la dalal ci suñu premier magazine ñu gis nañ la ci say sinap sa page Facebook ci YouTube bi ci ay sketch kooru America ngay dugal ay vidéo yoo xam ne ñu bari dañ fay suivre loolu nu mu demee ndax mën nga si ñëwaat. yes loolu dafa nekk li nga xam ni lu naturel rek la di wane ni surtout kooru America bi di wane ni les Sénégalais que ñun les Sénégalais de l'extérieur am nañu koor am nañu tabaski am nañu korité you know basically loolu rek la. d'accord ñu seetaan benn vidéo. yes maa ngi yow vidéo bi ñu di ci gis ni da nga doon dellu fii nga xamante ne mooy États-Unis comme niñ ko gisee Daba daf la gis daal di lay lonk daal di jooy. mu nekk vidéo boo xamante ne biñ ko dugalee dafa daw yaram. dafa wane bu baax xëy na sa relation bu particulier bi nga am ak kii di Daba. vidéo bi loo ci jublu ak ban yëg-yëg nga ci am. vidéo bi man mii di wax ak yéen sax bu ma koy seetaan damay bëgg a jooy ndax fi mu ne nii namm naa ko Daba I miss you my baby. I'll be back very soon, okay? vidéo bi nag macha allah nekk comme li may wax rek saa su ne ñun lépp lu ñuy def dafay naturel. soog a yegg si States daal ne sama benn copain Sénégal ma xool Daba lan mooy réaction ram so jëlee wuñ ko sax pour jooyloo nit ñi parce que fu nekk ci àdduna nit ñi envoyé nañ ñu message ñi woon nañ ñu Sankara jooyloo ngeen ma jooyloo ngeen ba maa ngi jégalu ñëpp maa ngi wax ñëpp we really sorry basically daal loolu la. d'accord ñu gis ne comme ni ma ko waxee ci njëlbeen ba mbir mi fi mu tàmbalee mooy ci sa sinap. ngay dugal ay vidéo yaa Daba ñuy gis complicité gis ne moom. xëy na am na origine américaine mais teewul da nga koy tàggat ci origine sénégalaise. ci surtout ci ngéwél. di ko gis nga di ko jàngal ay baatu ngéwél mu mel ni daf ko bëgg lool. di ngay di fecc et tout nit ñi di apprécier muy dem balaw page Facebook YouTube ngay dem bay def ko loolu ndax nit ñi bëgg gi ñu bëgg li ngay def. moo tax nga créé yooyu yëpp wala lan moo la motiver ci loolu. yes li ci ëpp mooy positivité bi nga xam ni nit ñi ñu ngi ñu koy jox de retour gis ni nit ñi chaque jour Sankara Mbaye bu ma sañoon li ngay def ak Daba Mbaye neex na ma lool man gisuma sama bàyyi doom wala man gisuma sama papa so ñoom dañuy gis seen bopp ci loolu ci la nag ay idée ñëwee pourquoi pas li ñu gën ko yaatal mu gën a intéressé nit ñi you know ba pare nag Daba dafa nekk doomi géwal man ma nekk doomi géwal te dinaa def le tout ba jalis ko même bu fekkee Daba déggul sax yaram bi yëpp ngéwal gi newu ci naa def le tout ba dugal ko ci yaram bi daanaka daal loolu la positif lañ ci gis nit ñi apprécier ko moo tax ñu yégal ko ci level boobu. ñu seetaanam beneen vidéo fii dañ ci gis ne Daba dafay dem école. ñu ko gis ak ay xaritam. dafay clash géwél yi. naan xaritam bi mu dendal meloo ni Daba ñoom doomu géwél jëw rek la ñuy def. jëw rek lay def Daba Mbaye ak man nettali. ñu gis ne mu ànd ak ay xaritam moom dem école. ñu gis ne ci kanam moom ànd ngeen ci kër gi. ñu wane maamam. wane kër gi muy nekk ngay clash di tooñ. pourquoi à chaque fois Daba ngay wane ak maamam mais gisaguñ yaayu Daba lu waral loolu. géwal yi ñooy feeñ ñu dul géwal du ñu feeñ yaayu du géwal bëggul caméra. loolu rek mooy sa raison. waaw loolu rek la amul beneen. est-ce que da nga koy làq. non làquma ko sax man kay yow ma lu may làquma ko bu bëggoon a feeñ mais comme du géwal. mag Daba li ñuy def ne da koy déranger bruit beeg coow leeg fecc mi day dem tëju néegam waaw loolu daal loolu la.
maanaam moom ànd na ci li ngay def ak Daba mais moom daal xamu ko dugg ci. waaw dugg ci parce que du géwal xamu ko xamul ñun xamul sëla géwal mais xam nga doon na neex nit ñi à chaque fois ci yi ngay dugal day susciter curiosité maanaam nit ñi dañuy bëgg a xam dañuy bëgg a découvrir plus comme que ñu ngi gis maamam ñu ngi gis Daba ak papaam di def lu neex bëggoon nañ tam gis yaayam. naka lay doxalee ñaari géwél ci biir kër. pourtant proposé woon naa ko mais xam nga nit ku nekk nii la yàlla bindeek sa caractère te dañ ko koy nangul comme moom loolu intéressé wu ko bëggul ay feeñ yaay mën na dugg fii ci kër gi ba toog mag Daba ñuy wàcc kër gi mais yoonam ne bëggul nekkul nit koo xam ne moom amee gan sax day dem dugg néegam toog nit ku ragal bët la nit ku ñun daal mag Daba daal ñooy géwël yi loolu la. léegi. Daba dundu star bi muy dund mën nañ ne ndax star la ndax dañ leen di suivre partout. xal waay dérangé wul yaayam. non dérangé wu ko yaayam ne li ma la wax rek yaayam moom dafa low quoi moom she's low moom bokkul ci yooyu moom du géwal daal mais ñun géwal yi ñun ñoo ci ne. ñu gis ne ci vidéo bi bu ñu demee ba sori dañuy gis ne Daba dafay def exercice ak maamam. ñu gis ko mu toog mu ngi nii di def exercice. di wane ne rek moom day jàng comme xale. yes ko ndax carrière staram bi wala ni mu siiwee du am benn impact lu ñagas yi ak ci jàngam. pour l'instant moom macha allah mi ngi jàng mi ngi def lu mu war a def te yaakaar naa ne tant que maa ngi fi maa ngi ak moom maa ngi am dund dina jàng parce que jàng bi mooy lépp man mii di wax ak yow damaa bëgg jàng man sama yaay dafa bëgg jàng you know so loolu daal mooy nekk en premier njàng mi tant que mi ngi jàng di def li mu war a def le reste ay détails la star ak ñàkk a nekk star ak moom la bu demee ba bëggatul def ay vidéo tamit day dem defi leneen ah it doesn't matter to me. ñu demaat ci beneen vidéo ñu gis ne dem nga ba def clip yaag Daba ngeen tuddee ko dellu cosaan. waaw dellu cosaan. yéen seet ci fii woy fii nga taggal ko ay maam et tout mu xumb lool. lan moo la motivé ci nga def clip ndax ay vidéo tam boo ko teg clip daan nga def ay vidéo nit ñi aussi mais bii da nga def clip. clip bi dafa nekk li nga xam ni comme li may wax rek ay nit ñu baax ñoo ma ko xelal ne ma comme yaa ngi dem Sénégal foog nga def lii ba pare li comme danañ day doomu géwal saa su ne rek dañuy def le tout que ngéwal gi fës ci li ñuy def loolu daal basically loolu moo nekk ci ginnaaw clip bi. d'accord clip bi bi ngeen ko defee ba pare ndax li nga si doon wut am nga ci satisfaction ak visibilité bi nga xamante ne moom nga ci doon séntu. yes macha allah boo demee clip bi mi ngi am almost presque 2 millions de vues ci matul sax 4 mois so macha allah nit ñi daal li ñu doon xaar le de retour am nañ ko. nit ñi apprécier nañu ko you know te Daba bu demee ba suba bu ma fi nekkul sax dina xam ne sama papa bëggoon na ma nekk géwél pire. loolu am na solo maanaam li nga doon moom nga bëgg nit ñi xam ko. yes ndax bu rafet la ci askan bi nga bokk. loolu lépp mais gis nañ ne tamit Daba xale la. te wàllum star wala siiw dafay métti trop surtout ni ma la ko waxee mu war a nekk ku war a jàng ku war a nekk ci leneen ndax. vie star bi kese ci lay yem. ndax tam est-ce que doo yi nga koy teg des fois du dem ba diis ci moom en tant que xale du niru forcing. non moom li may wax rek lépp dafa nekk naturel moo tax nit ñi di ko apprécier amul dara loo xam ne dañ ko ciy def pour mu xaw a diis pour tournage yi amul moom daal mi ngi noonu bëgg na li muy def yaa bu demee ba bëggatu tamit dañuy arrêté rek nekkul loo xam ne dafay temps la daal temps la lépp loo gis temps la yaa. bu clip bi weesoo ñu gis ne def ngeen seen sketch koor comme ñëpp ni ñu ko xamee Sénégal weeru koor. artistes yi bari di ci def seen sketch yéen ngeen def kooru américain. lan nga bëgg a wane foofu. que ni sénégalais yi nekk fii li ñuy dund moom la ñuy dund aux States wane ni que ni sunu culture bi nga xam ne moom la ñu am fii Sénégal moom la ñu xam Afrique fu ñu mënti dem daf ñuy topp suñu diine ji nga xam ne moom la ñu am Sénégal ñu yar ñu ci màggee ñu yar ñu ci ba ñu màgg fu ñu mënti nekk ci àdduna dañ koy yóbbaale basically loolu rek la di wane ni waa Sénégal que ni Amérique Europe am na koor am na tabaski. ñu gis nga di ci jàngal julli Daba. ndax day wane ne ndax sa religion sa progéniture maanaam say doom moom la ñu jël. waaw xam nga li ñuy wax la culture et la religion dafa am doole ba nga xam ni foo mënti nekk mook sa juddu dala ciy fekk te loolu bokk na ci li nga xam ne dama koy prôner surtout la culture mu xam ni doomu géwël la mu xam ni sénégalais la mu xam ni africaine la you know mu xam ni doomu jullit la basically daal loolu la. am na solo xam naa ne ci dañuy ñëw ci question bi ñuy daanele Sankara Mbaye ndax mu ngi waaj am jabaru sénégalaise am déet.
ñeenti jabar nga ma yéene xanaa na ñëpp ñëw bëgg naa jabaru chinoise bëgg naa non pas chinoise bëgg naa jabaru zimbabwe congolaise gambienne bëgg naa malienne bëgg naa ñëpp daal africaine yëpp yes. kon Sankara daal du yem ci yaayu Daba Géwél rek. man kay may doomu jullit di doomu géwal dañ ko daan xamee bari jabar n'est-ce pas moo may bari jabar de man mii rek. thank you sister thank you waa Pikini maa ngi leen di gërëm di leen shout out di leen wax ni maa ngi yéen a far waa man doomu géwal laa damaa war a gërëm de. waaw thank you waa Pikini maa ngi leen di shout out di leen jox seen wàcc waaye liggéey ni def rafet na fa tabaar fa kàlla macha allah maa ngi gërëm waa Columbus Ohio gi nga xam ne fa laa nekkoon lépp fa la dooree di gërëm ñi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom di liggéey ku ci mel ni Vito Mbengue l'international ku ci mel ni Azudash ku ci mel ni Boss Nia Khadilo PC9 Papis Demba Cissé nekk mook jabaram Eva nekk ay nit ñu baax fa tabaar fa kàlla macha allah maa ngi gërëm tamit waa Sénégal ñi ñu baax ñi ay dara Karara yaay Eza sama Mauritanienne boobu man nag sama liste dafay gudd de maa ngi gërëm Sénégal di gërëm ñëpp waaw fexele bu leen ko censuré de waaw Pikini ñuy daal di tëj nag suñu magazine People ak nouvelle bu neex muy sëy bu ñu takk ci diggante Aram Niang di doom ci Ndongo Lo ak Mbaye Ngom di rakk ci Khalifa Mbelgane tailleur boobu nekk ca marché HLM tax nag ñu ne yax bu rëy plus yax bu rëy également yax bu rëy Njaare Caab moo leen ko doon présenté. bu ñu nee Jam Diallo Jadji Fall xel yu bari dem ci woykat bu mag ba baay ba mag ja rakk ja waaye doomu Pikine bii di Ndongo Lo mi Sénégal di jooy te noppeegul jëmm jooji génn àdduna ci atum 2005 waaye lu néew ci ay soppeem ñoo xamoon ne bàyyi woon na tax ndeer waaw doom bu jigéen buy wuyoo ci turu Aram Niang 13 juin bi ñu génn nag Aram di doom ci Ndongo Lo ñu may ko ku ñuy wax Mbaye Ngom di rakk ci tailleur bu mag bi ci marché HLM di wuyoo Khalifa Mbergane xew ma nag kuy xarit mbokk soppe ak kóllëre Ndongo Lo rekk te woon nga fa ay ndaanaan yu bari it taxawoon nañ ngir feddali seen kóllëre seen diggante ak Ndongo Lo ku ci mel ni Thiat Seck ak groupam ñuy ñaanal seet yu bees yi rekk sëy bu neex te ànd ak barke. suñu mbokku internet yi nag ñu amoon mbégte bu rëy di leen présenter seen magazine People ñu ànd ceeg Trezeguet ci cadrage bi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen semaine ak seen beneen magazine People fii ci Pikini Production.